Waaw bonsoir salaamaaleykum Otep maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk ci turam ak santam. Je présente aussi mes excuses à mes sœurs et mes frères panafricaines qui suivent ma page. Aujourd'hui, je crois que je vais m'exprimer plus en Wolof parce que je m'adresse plus à mes frères, à mes sœurs sénégalaises. Comme vous l'avez vu dans la description, on va parler juste ces 3 points la ñuy wax maanaam benn bi ci tamxarit yaakaar naa ne tamxarit fu ñu ko déggee rek suñu xel dina dem ci cere, suñu xel dina dem ci taajaboon, suñu xel dina dem ci fekkee déwén. di leen ñaanal yéen ñëpp ngeen fekkee déwén, ngeen bokk ci ñi nga xamante ne maanaam seen tur dina nekk ci liste bi ngir ñu fekkee déwén. leen ñaanal it ngeen am wér gu yaram, yàlla na leen yàlla sàmm. liñ ci wax nag du bëri ci tamxarit bi, maanaam dafa am loo xamante ne dafa nekk aada, am loo xamante ne dafa nekk cosaan, am loo xam ne dafa nekk diine. waaw ñun nag yaakaar naa ne ci suñuy cosaan tamxarit dañ ko maanaam méngale ak cere. waaw ba tax na mu nekk lu am importance, mu nekk bés boo xamante ne ñëpp dañuy lekkandoo cere. waaw cere yi nag ni téléphone yi changé noonu la cere yi changé ba nga xamante ne léegi lu nekk da nga koy gis ci cere yi. waaw tàndarma sax man gis naa ko ci cere. waaw xam naa nag bés bu ngeen ci commencé def salade ak ay tomate fraîche moom dañ leen simil suñuy chapeau. waaw di wax nag ne à un certain moment loolu dañ ko war a téye ngir suñuy doom ëllëg ñu daal di wéy ci maanaam tradition boobu doon mooy tradition cere bi. xam naa ne ñu bëri sax xamuñu ne cere bu Sénégal gagné na fi coupe meilleure cere au monde. après ku ñëw sama page naa dugal documentaire bi, naa ko dugal tey si guddi wala demain matin sama page Diouf Kéemaan DJOUF espace K2EMAN di nga ko gis, naa ko fa dugal nga xam ne Sénégal dafa gagné compétition boobu meilleure cere mondial. tey jii nii cere boobu am na si ay sénégalais yu complexé yoo xamante ne dañuy préférer ay couscous marocain que couscous sénégalais, je dirais même couscous africain, parce que même cere bi boo demee Burkina da ngay fekk dañ ko fee def, nga dem Mali da ngay fekk ne dañ ko fee def. donc c'est un cere africain mu nekk loo xamante ne dafa riche, mu nekk loo xamante ne daf ñuy jàppale ci suñu wér gu yaram, ndaxte cere li koy tey vapeur la, te vapeur du dépasser 100 degrés, c'est la vapeur. bëri na tey ay jigéen yoo xamante ne maanaam mënuñu sax mooñ, mënuñu araw, loolu mënuñu ko. mu nekk loo xamante ne dañ ay jigéen yu matadi lañu, ndaxte yaakaar naa ne góor bu nekk bëgg na nga lekk cere boo xamante ne sa soxna moo la koy mooñal, teyal la ko, togg ñeex bi tegal la ko. dem leen jàngi ko, waaye dem leen jàngi ko, du leen jëlal 1 mois, ndax suba ngeen mën ko jàngal seen ay doom. waaw pour ñu nekk ci live bi nag bu fekkente ne mën ngeen ma jàppale, bu fekkee son bi baax na rek, benn message bu ndaw rek dina ma ci jàppale bu baax. yenn saa yi moom ma def live son bi du baax, mu nekk benn genre perte de temps, ndax di waxtu dégguñu la moom yaakaar naa ne perte temps la. tey bëgguma leen perdaloo seen temps, ndaxte xam naa ne seen jot dafa am importance. tey jii ku nekk si yéen mënoon ngeen dem feleen, dem par exemple YouTube tapé lu la neex, waaw seetaan déglu lu la neex.
waaye boo bàyyee sa jot rek ne damay déglu Diouf Kéemaan yaakaar naa ne war naa fi génne loo xamante ne du la perdre sa temps di dellu si waat ci maanaam mënin yooyu rek nga xamante ni jigéen ñu bari mënatuñu ko waaw ñenn nañ def ay tuto waaw ñi nga xamante ne mën nañ ko xam naa man sax naa ko jéem a def benn tuto xaw ma tey lay nekk wala suba pour jigéen ñi xam nan la ñuy arawee nan la ñuy mooñee ndaxte loolu suñuy tradition la tubaab yi mën nañu araw mën nañu mooñ waaw loolu suñu tradition la bokk. bu loolu weesoo li nga xamante ne moom mooy nasaxal maanaam suñuy mbatit suñu culture mooy le fait que yenn jigéen ñi yaakaar ne ñoom cere lekk baadoola la déedéet. boo demee ay yenn Colobane ak yenn Sandaga ak marché yooyu bu ñu lay jaay bu ñu lay jaajëfaay sëñ Massamba Sall ci ceytu waaw yow moom sa tur bi daf ma neex loolu waaye sëñ Massamba ceytu bu fekkente ne maanaam dañoo yaakaar ne classe la yow boo lekkee cere maanaam yu fu baadoola la nax nga sa bopp. maa ngi doon wax ay Colobane ak yenn marché yi ñuy jaayee ay dàll bu fekkee ne dañ leen woon dàll boo xamante ne wala yëre boo xamante ne pacotille la wala contrefaçon dañ naan bii cere la waaye bii mooy original déedéet cere kay mooy original pacotille kay mooy couscous marocain wala moom mooy ceeb wala moom mooy waaye cere kay mais mooy original bi waaw ñun loolu lañ mës a xam c'est ça l'original ba tax na nañuy xoolaat bu baax na la ñuy jëfee. nañu gëm suñu bopp nañu bàyyi complexe boobu cere du lekk baadoo la déedéet lekk bu baax la lekk bu sell la suñuy maam cere lañu daan dundee xale yi ñu leen doon defaral ay wogg ak yu kenn xamul di xoolal ay mburaake yoo xamante ne ay ak dugub lay nekk waaw laataa ñuy defar mburaake yoo xamante ne ak mburu la di doon defar ay mburaake yoo xamante ne ak dugub la it. ba tax na ku nekk si ñun dafa am mission boobu mooy préserver li nga xamante ne moom la ñu fi maam yi bàyyi loon te loolu dañ koo war a def quel que soit alpha ku fi am sa soxna mu naan duma lekk cere bu yeboo na def jeûne na woor bañ a lekk waaye sa kër bul accepter mukk ñu naan ju tam xarit dañuy togg cere togg leneen pour tel boo xamante ne du lekk cere bu boobaa yaa ngi def lu dangereux ngir ci sa culture danga koy bañ waaw loolu nag nekkul affaire de am classe affaire de ñàkk classe la comme ni ko sama jigéen sama présidente Khady Sidibé doon waxee rek maanaam di jaay nandite bu mujjee nekk ngaaka waaw nañ ko moytuwaay waaw te it aussi tamit am na ci lu ma déggoon sama waa ji Pape Sidi Fall doon wax par rapport ak bu ñu tam xaritee ba ci ëllëg sa gars yi génn fajar bi def ay tusngal bëgg naa sax ñi nga xamante ne xam nañ tusngal ñu wax ma tusngal fan lay jóge lan mooy original nan lañ ko defaree poudre boobu lan mooy composant bi def tusngal nii après ngay xool xaw ma si côté yi xaw ma fan ak fan da ngay gis yaakaar naa ne Fatoumata Bintu Rasoul muy fóot waaw maa ngi dégg Pape Sidi Fall naan sama maam boy maa ngi jégalu waaye musuma koo gis man it de musuma koo gis waaw musuma koo gis man it waaw ay naq sa gu nag naan la rek pour man te it dama jàpp ne loolu maanaam jamono jooju mag yi dañ ko doon utiliser pour xam xale yi nga xamante ne ay fenkat lañu ndaxte man maa ngi fàttaliku ne bu ñu nekkoon nii groupe ku nekk doo sa tusngal ñuy xool ñu bëri na ñii dañ naan man gisuma dara ki nan pourtant mu ngi ne maa ngi koy gis ndekete ñooñu ay fenkat lañu woon rek daal waaw kenn si bëri si ñoom daaw ñu ko gis waaw kon nag di wax tamit ni même taaju boon ñu bàyyi leen xale yi ñu dem taaju boon ndaxte yaakaar naa ne ci suñuy tradition suñu mbatit suñuy aada la bokk dañ koy def loolu am solo la ci suñu mbatit leneen nag mooy ci crise malienne bi nga xamante ne dañ ci nekk man dama am loo xamante ne dama ko ci seetlu mooy que Sénégalais yi ñu ci bëri ils ne se sentent pas concernés par crise malienne boobu Cheikh Anta Diop dafa doon wax naan
cette fierté d'être Sérère, cette fierté d'être Joola, cette fierté d'être Peul doit faire place à la fierté d'être africain. Donc aujourd'hui, je dirais cette fierté d'être sénégalais, cette fierté d'être burkinabé, cette fierté d'être ivoirien doit faire place à cette fierté d'être africain. Nous devons ñun ñëpp dañ war a sentir suñu bopp de ñun ay africain lañ balaa ñoo nekk ay sénégalais mu nekk lu leer. ci kaw loolu dañoo war a sentir suñu bopp ci crise bi nga xamante ne moom moo am Mali comme ni ñuy faral di waxee rek Mali fi mu nekk nii dafa nekk laboratoire maanaam duma leen woowee sax ay cobaye mais fi mu nekk nii dañoo nekk maanaam ay capitaine dañoo nekk tête de liste ñoo xamante ñu ngi expérimenté loo xam ne bu fekkente ne jaar na yoon yeneen dëkk africain yëpp dañ fiy jaar pour mën a am libération dama naan Mali sax yàlla daf leen bëgg parce que ñoom ñun lu ñu doon bëgg a génn yëpp ñoom seen si 2 semaines yi sax génn nañ si CEDEAO bàyyi leen ndokk BCEAO bàyyi leen may leen ndokk francophonie sax bàyyi leen mais ndokk ñun loolu lañ bëggoon ngeen bàyyi ñu demal suñu bopp. léegi nag Mali ñàkkul ay bopp ñàkkul ay kàngam les Maliens ils sont très 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 intelligents boo demee si yenn institutions yi tu retrouves là-bas des Maliens. waaw man j'ai un ami s'appelle Abdoulaye Maïga mu ngi au niveau du Canada mais nekk na koo xamante ne wax dëgg yàlla may na ko ci wàllu informatique c'est un génie informatique day créer sax ay applications ainsi de suite et tout waaw bëri na si boo xoolee Diarra de la NASA c'est un Malien. mu ngi doon def des camps de formation pour les trucs pour renforcer les connaissances en mathématiques de la jeunesse yooyu yëpp mu ngi ko doon def mais lan moo tax amuñu courage ñëw liggéey si seen dëkk c'est parce que waa dëkk bi ñoom ñoo leen mayul maanaam possibilité boobu les dirigeants ñoo leen mayul possibilité bu ñëwee liggéeyal seen dëkk ba tax na il va falloir qu'on tienne compte de cela aussi. Les Maliens peuvent s'en sortir sans la CEDEAO. Les Maliens peuvent s'en sortir sans la France. Donc lii nii ma def appel ne bu fekkente ne tëj nañ frontière u Mali yi dëkk yi nga xamante ne ñoom ñoo ko tëj mën naa wax sax ne si ñoom la nar a gën a méttee ndaxte fii bëri na loo xamante ne maanaam Sénégal ñu ngi koy dundee lu ci bëri Mali lay jógee. premier kiwu gerte yi ngeen di gis ñu si bëri Mali lay jógee parce que ñoom ñooy njëkk a taw te benn instant nii seen production arachide aussi dafay am importance boo tax fii ak fan yu néew di ngeen gis sax gerte dina commencé manqué waaw bu jógee bu Mali ñëw parce que Sénégal gerte ñorogu fi gerte arrosé bi la ñuy wax ak yu kenn xamul mais gerte ñorogu fi essence bi nga xamante ne ñoom dañ doon jógee carburant bi dañ doon jógee Mali ñëw di ko jënd fii si SAR. après SAR citerne yooyu noonu mu doon jaay Mali kan la koy jaay donc c'est un manque à gagner boo amee manque à gagner si manque à gagner boobu doon nga xamante ni état bi da si doon teg ay taxes ak yu kenn xamul kërti nii naa affaire yooyu di ko dugal ci kees yi dootul am donc c'est un manque à gagner. bëri na fi des personnes yoo xamante ne sénégalais dañuy def transport di jël matériel lu Sénégal Maliens yi di ko transporter yóbbul leen ko Mali loolu yëpp doo am maanaam ñàkk fayda bi CEDEAO ñàkk fayda moom moo ñuy firndeel ni CEDEAO li nga xamante ne moom lay liggéey du pour intérêt population du pour intérêt askan wi CEDEAO président yi la fi nekkal li gars yi naan syndicat de président loolu moom moo fi nekk. waaw ba tax na nag à un certain moment CEDEAO dañoo wane ne amul lu ñu askan njëriñ amul ñu Sénégal njëriñ waaw CEDEAO mënuñu yóbbu fi waaw donc loolu foog ñun ñu xam ko li ñuy wax libre circulation des hommes et des biens du dëgg fii ku fi jël yoonu suuf di dem ni nga xamante ne c'est pas une libre circulation des hommes et des biens dañ la fayloo yow mi sa jëmm bopp sa ay marchandises lañ la fayloo dañ la soral si yoon bi ba finalement yow da nga naan man xanaa nekkuma CEDEAO
xanaa man dama nekk peut-être ci yenn dëkk yoo xamante ne bokkuñu CEDEAO ba ñu may traité nii quoi voilà donc di wax nag ne Mali dañ ko war a jàppale ñu war a jàppale Mali bu baax a baax ndaxte seen ndam moom mooy suñu ndam waaw niñ ko doxalee nag man jàpp ma ne loolu coup d'état la loolu du coup d'état ndaxte rey ñu benn civil li IBK rey si maanaam 1 mois bii ñu génn nii moo ëpp fuuf li nga xamante ne peut-être ay bakken ñu rot ci bi waa CDSP jëlee nguur gi waaw dañ koo jël ndànk yóbbu ko mu toog mu def déclaration démissionné waaw mais CEDEAO koo xamante ne dafa démissionné ne man bëggatuma nekk président mais lan moo tax ngeen bëgg ko forcer mu ñëwaat IBK nee na bëggatul nekk président parce que xam na ne Maliens yi bëgguñu ko waaw mais nag li nga xamante ne moom la raté mooy dafa waroon démissionné balaa ñu naan ko démissionnel mais topp nguur di ko ñedd topp nguur ne doo ko bàyyi di ci lang ba tey mu jural la li amul benn grandeur pour man si loolu noonu voilà malgré que nekk na lu gën sax mais loolu nekkul benn grandeur pour man dëkk boo demee ba waa dëkk bi bëggatuñu la da nga leen di bàyyil ak seen ay dëkk waaw dafa mel ne tey jii nii Macky Sall waa Sénégal bëggatuñu ko bu ñu defoon tey jii référendum bi nga gis ne majorité sénégalais yi bëgguñu ko ils n'en veulent plus parce que xam nañ ne daf leen fen xam nañ ne daf leen trahir xam nañ ne dafa jël suñu alal jox ko tubaab yi xam nañ ne tubaab yi la teg ci kaw jël ñu teg ñu ci suuf tubaab yi duñu dëggati xam nañ ne lu bëri xam nañ ko moo tax fi mu nekk nii xam nañ ne daf ñu wor xam nañ ne daf ñu sàcc xam nañ ne daf ñu fen loolu xam nañ ko waaw fen nag mooy ku dul wax dëgg waaw bu fekkente ne am na ku xam moo boo xamante ne moo gën a oyof bu ko mënee njar ba mu oyof mu wax ma ko quoi ma mën di koy utiliser waaw suñu dëkk yi dafa nekk loo xamante ne moomuñ ko waaw européens yi ñoom ñoo fi nekk samp fi di def lu leen neex mais ñun dañoo ñàkk fayda ba chinois yi ñëw suñu ay dëkk les chinois ñëw suñu ay dëkk di fi semer le désordre ñoom ils y font la loi ba naar yi libanais yi ils font la loi dans ce pays indiens yi ils font la loi dans ce pays mais xoolal taayale côté Tobène indiens yi ñëw di bëgg fokkarti suufu baykat loolu sont des indiens de Indorama foofu naa fa de benn parenthèse bu ndaw sama benn copain mystique génn na si benn son bu tudd ICS bu ngeen demee sama page di ngeen fa fekk lien YouTube bi ngeen seetaan ko mais ICS boo fa demee indiens yi mais liggéey yu dawal sax des engins dañuy dem jële ay indiens pour ñu ñoo dawal des engins sénégalais kuy jaral dawal ci àdduna bi sénégalais moo la dàq dawal loolu c'est quelque chose boo xamante ni ñëpp xam nañ ko ay liggéeyu ouvrier yu ndawaan yi dañuy dem jële ay indiens indi leen pour ñu liggéey ko bàyyi sénégalais yi nekk dans le chômage bu amee ay poste de cadre yoo xamante ne ay sénégalais ñoom ñoo fa nekkoon di ko gérer à un certain moment ñooñu bu ñu demee à la retraite wala ñu dem ci yeneen liggéey wala poste maanaam poste bu fekkee dafa nekk poste vacant dañuy dem jëli benn indien indi ko jox ko poste bi mu koy liggéey les cadres dañoo am ay cité yu nekk au niveau de Mboro ay cité 2000 ay cité xëg leneen ak leneen mais bëri na ci ay logement yoo xamante ne ku ci génn sénégalais du ci duggaat indien mooy ñëw occupé ko ñun suñu dëkk ñu am des compétences techniques war a liggéey ci compétences yooyu suñu état ñàkk fayda ba di ñu ko xañ ay indien ñëw di ko liggéey di jël alal bi di ko yóbbu seen dëkk di participer développement seen dëkk te plus ñoom ñuy développer plus ñun ñuy gën a suux c'est de la responsabilité de l'État ndaxte amul benn contrôle
man j'ai travaillé aux ICS, man je suis un ouvrier là bokkuma ak yenn activiste yi nga xamante ne il parle pour faire plaisir à la diaspora di leen di yónnee ay xaalis ak wala des trucs de ce genre. Man je n'ai pas besoin de l'argent de qui que ce soit. Je suis un artiste indépendant, je me produis moi-même. Je suis un activiste indépendant, je ne me base sur aucune personne pour dire ce que je pense. Ce que je pense, c'est pour l'intérêt des Sénégalais. Intérêt sénégalais rek moom moo ñor. Ku ci mer ça te regarde. Man jëwuma ut ku ma neex, jëwuma ut koo xamante ni dama lay defal lu la neex waaw. So c'était juste une parenthèse boo xamante ni dama ko bëggoon def. Donc di leen wax ne à un certain moment loolu faut que mu changer dans ce pays. Mais tant que mu ngi am si ngeen di gis les Sénégalais di bàyyi seen métier dem di defi leneen feneen. Tey bëri na fi ñoo xamante ne am nañ seen métier mënuñu si liggéey. doy na waar xam naa ne kooku moom mënuñu ci wax lépp ci live bi xam naa soo def beneen live boo xamante ne on va parler de l'industrie minière au Sénégal ngeen mën a xam luubali si nekk. waaw bu ko jaree sax nañ déplacé wu dem ba ay jogo voilà dinañ ci wax ñu xam ne suñu état bi liggéeyalul askanam déedéet bien au contraire dañuy xeex suñu askan dañuy xeex bu baax a baax. waaw li leen di mooy jot nañ ko brosser sax mooy le troisième mandat yi nga xamante ne boo demee au niveau de la Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara nekk na ki nga xamante ne ñëpp xam nañ ne c'est man je savais que c'était un menteur mais là je sais que c'est un menteur de la pire espèce. Quelqu'un qui change de position comme on change de menu de restaurant. léegi nag li may wax mooy que ne on doit se sentir concerné ak li xew Côte d'Ivoire boo fa demee ni mu bëree ay sénégalais Mali noonu la bëree ay sénégalais Côte d'Ivoire. donc di wax ne li nga xamante ne xew na Mali te Alassane Dramane Ouattara nekk di përti di kërti bëgg rek IBK ñëwaat c'est parce que moom loolu gént la ci moom mu xam ne li mu gént nii bu deful ndànk loolu moom moo koy dali suba loolu rek a tax muy përti nii mais ñun comprendre nañ xam nañ lan moo wund loolu ba tax na li nga xamante ne aussi les militaires les forces de l'ordre yu maliens yi li nga xamante ne def nañ ko dafa war a nekk exemple pour bépp force de l'ordre bu nekk ci pays africains yi ñu xam ne ñun ñi nekk des citoyens lambda duñu seen ay ennemis seen ay mbokk lañu lépp loo xamante ne ñu ngi koy xeex bés bu antoo bés bu sottee ñoom sax boo moytul ñoo ñu ci ëppale que bés boo xamante ne dañoo war a aligner fa am fu ñu war a far ci peuple bi lañu war a far donc di wax ne que les Ivoiriens continuent à maintenir la pression pour dire non à la troisième candidature d'Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara n'a pas le droit de se représenter une troisième fois. Cette candidature est anticonstitutionnelle. waaw que les Ivoiriens le sachent ñu xam ko daal di wéyee noonu léegi nag li ci des voilà dina am ñu ko mottali waaw Alpha Condé tamit kenn gënu koo ñàkk fayda kenn gënu koo ñàkk jom c'est que nit yi ni ñuy soppale ko dafa garaaw da ngay gis tey ñu ne benn Macky Sall en 2000 c'était un locataire tey c'est un milliardaire avec des comptes en banque yore ay milliards yu bëri daf ko sàcc liggéeyu ko amu fi entreprise gañewu fi ay marché salaire ministre la doon am ak yooyu bu ko dajale woon mënul am alal boobu kon alalu sàcc rek la mën a nekk ñii ñooy suñuy njiit démb nekk ñoo xamante ne c'est des Sénégalais lambda di bokk ak ñun ay car rapide di yëg di wàcc tey ñu jox si nguur gi tibb lu bëri
dugal seen ay compte bancaire sàcc alalu réew mi ba pare dañoo bëgg seen réew bëggu leen réew mi ay fondation servir le Sénégal fondation se servir du Sénégal la ñuy wax mais pas fondation servir le Sénégal vous ne servez pas le Sénégal vous vous servez du Sénégal waaw Marième Faye Sall sax man gis naa koo dégg xaw ma ci lu mu nekk la nekk si jàmm tamit donc pour dire que sénégalais yi xàmme leen bu baax kan mooy seen noona waaw xàmme leen bu baax kan mooy seen noonu ki leen bëgg mooy kii taxaw di leen wax dëgg ki leen di teewal kooku moom mooy ki leen bëgg waaw mais pas ki nga xamante ne day ñëw élection di leen jox ay 10 000 francs ak ay sandwich ngir ngeen mun ko voter bu élection bi jàllee quelques mois après loolu yëpp mu récupérer ko ci yéen xamee leen bu baax quoi voilà mbéjum kanam borom moom moo koy fajal boppam kon ñun ñoo war a mun a fajal suñu bopp say mbéj ak ay mbéju kanam yooyu noonu xame leen seeni noonu waaw te bu leen ragal ndaxte ku nekk ci dëgg doo ragal ndax dëgg yàlla doo ragal waaw bu ñu waree génn jaayante dañuy génn jaayante bu ñu waree joxe information ñu joxe la bonne information quel que soit ce que ça peut coûter dañ koo yoreel suñuy ay doom dañ koo yoreel suñu ay sët li nga xamante ni suñuy baay ak suñuy maam defaluñ ñu ko woon ba tey jii ñu nekk situation bi ñun waruñu koo def ba suba suñuy doom di nekk situation yi ñu nekk nii actuellement dafa war a dakk waaw ñun dañoo war a nekk ñoo xamante ne dañoo war a sacrifier suñu bopp pour génération bii di ñëw bu na nekk ci ay conditions yu acceptable xam ne seeni ay maam seeni ay baay sacrifier nañu bi ñu waree sacrifier wu liggéeyal nañ leen loo xamante ne duñ ko jéggaani feleen lu am solo ngi noonu nañu am maanaam ces comportements nekk des citoyens purs waaw bëgg suñu dëkk xam naa nag ne comme ni ma koy faral di waxee fi mu nekk nii bëgguma laaj bi gudd trop xam naa ne fii la ñu koy daggee waaw di leen wax rek ne saa yi ñu ko mënee rek duñu ko laam-laamee benn yoon duñu hésité benn yoon dinañ ko def partager ak yéen maanaam ni ñu jàngatee doxalin yeeg ñoom seen waaw maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci seen teewaay di leen wax nag lépp lu ci dëng rek maa ngi leen si jégalu bu baax a baax a baax waaw lépp loo xamante ne jub la nit maa ngi koy sante samay maam ñi nga xamante ne ñooñu taxawu ci yoon bu baax bi jërë ngeen jëf ñu fanaan ak jàmm OTEP man la woon Diouf Kémane tey le 28 août 2020